اللهم صل على محمد وآل محمد. boroom xam-xam yi bi ñu càmbaree discours yonent boobu di discours Ghadir Khoum am na fukki chapitre ak benn 11 chapitre la discours bi am. Premier chapitre mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alhamdu wa sanaa sant yàlla kañ borom bi bàkk ko sant boromam kañ ko bàkk ko ci lu tolloog 2 pages et demie 3 pages et demie sax la. Deuxième chapitre mu ni ci foofu la yonent bi di fësale li tax mu taxaw wax ñépp nañu taxaw ci tàngoor wi moom itam mu taxaw ñu julli tisbaar añ julli takkusaan añaguñu sax mu ni fokk ñu def lii ba pare doog a añ ndax lii xat mii la. Deuxième chapitre mu ni amrun ilaahi ndigalal yàlla bi rot fii mawduin haamin sur une question d'une importance capitale. yitte ji li tax mu taxaw am yitte ji tax yàlla mobiliser Jibril ci ton bi mu waxe ak moom yitte jooju lay fësal ci deuxième chapitre discours bi ci la doon wax wa uqir lahu ala nafsihi bil ubudiyya tagg borom ba pare ni maa ngi koy saxalal ni ak njaam la am ci man amul ci man leneen lu dul ak njaam maa ko yoreel ak njaam wa ushidu lahu bi rububiyya maa ngi koy seedeel ni moom li mu doon ci man mooy borom la ci man moom sama ci man lépp wa addi ma awha bihi ilayya maa ngi jooxal tey lii nga xam ne moom la ma yàlla déey ni naa ko jottali min an laa af'ala ndax su ma ko deful fa taxillu bii minhu qaari'atun duma yu metti dina dal ci sama kaw jóge ci moom ndax buur la boo xam ne boo ko moyee amatu ci yow yërmande yonent bee wax de laa yadfa'uha anni ahadun te kat su ma moyee ndigalal sama borom lii tey amul kenn koo xam ne danga ma mën a aar ci duma yi ma sama borom di duma wa inna azumat xiilatu waa ju mën a ñëw ak lu say pexe rëy doo ci man dara laa ilaha illa hu buur bi ma sant lii kenn di moom gannaaw bi mu tuddee yàlla lu bari danañ ci ñëwaat ñu ngi ciy wax ci rajo bi sax insha allah dinañ ko topp benn par benn ci rajo bi insha allah li annahu qad a'lama nii nee na yàlla xamal ma ni anni in lam uballigh ma anzala ilayya fi haqqi aliyin su fekkee ni lim ma wax te muy droit bu Alioune am tey jii ma war ko fësalal fa ma ballaghtu risalatahu kon yàlla nee na lim ma yónni woon defuma ci dara wa qaddamana li tabaraka wa taala te nag dinaa ko wax ndax yàlla kat garantir na ma nee na ma al ismata min an-nas dina ma musal ci gaa ñi nga xam ni ñi ngi ci suñu biir te bëgg a yàq projet boobu wa huwa allahul kaafil karim mu dem ca ba sori daal di dox ni li ma yàlla wax mooy yàlla dafa wàcc ci man aaya léegi yonent bi wax discours bi de bismillahi rahmani rahim yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fii aliyin yaani fil xilaafati yonent bi daan ni loolu ma yàlla wax ni moom la wàcce ci man nee na loolo mi ngi concerné aliyin nan la concerné aliyin mooy fil xilaafati ci ndona gi nga mooy su ma fi jógee kan mooy féete ginnaaw kan mooy yore mbir mi sama ginnaaw wa in lam tafal mu ni ma nag su ma ko deful fa ma balagta risalatahu walaahu yaasimuka min annaas maashira annaas saa bu paree benn paragraphe woote maashira annaas et yéen nit ñi oh vous les gens parce que waxul ayyuhal mu'minun ñépp lay waxal et min baynihim ghayrul mu'minin ndax ci biir mbooloo bi am na ñoo xam ne gëmuñu ay naafeq lañu moo tax yonent bi jëfandikoo terme maashira annaas oh vous les gens yéen nit ñi wax ak ñépp pour ay responsabilités dégagé wu chapitre boobu gudd na lool yaatu na. Troisième chapitre al i'laanu rasmi la déclaration officielle bi imamatil a'immatil isna achara la déclaration officielle de la fonction de l'imama des 12 imams ci chapitre bii la ko yonent bi fésal ci biir discours kon discours bi kàddu yi du Alioune rek lay waxal waaye wane ni ginnaaw Alioune ñoom ñépp la mu ubbee ko fa'lamu ma'ashira naas dhalika fi wafhamu wa'lamu anna allah ba mu jeex tudd imam yépp ci discours ci partie bii partie boobu dem na 3 pages et demi
chapitre 4 ci discours bi rafu aliyin yonent bi jël aliyin nag loxob aliyin yëkkati ko ba ñépp di ko seen jaabir ibnu abdullahi al ansaari yi am na lu mu ciy nettali boo demee ci ibnu kasir bu tabari ma nga fa askalaani yi mi ngi koy wax te itam fi bidaaya nihaaya ibnu xajira ma ngi ko fay wax di wax ni jaabir nee na bi yonent bi yëkkatee loxo imaamu ali loxo mbubbam dafa wadd dafa wàcc ba ngay séen weexi përëgam fii jaabe ni maa ngi leen di waatal nag nit ñi gis përëgub yonent bi bariwul de waaye jamono boobu événement bi dafa décisif le moment était tellement décisif que yonent bi daf ko doon def ak xaal bi mu yëkkatee loxob imaamu ali wax na teraanga yi yàlla jox imaamu ali te jox ko keneen ku dul moom wax na li imaamu ali am te kenn amu ko ku dul moom wax na ni imaamu ali mel te kenn melu ko ku dul moom wax na li yàlla def ci imaamu ali te def ko kenn ci ku dul moom ginnaaw moom yonent bi bu wéyee que moo tax moom mii ginnaawam mooy ki nga xam ne moo fi toog moom mooy ki nga xam ne moom mooy imaama ci foofu la yonent bi fësale ni Ali ibn Abi Taalib kët man mii dama fiy jógee damay dem bàyyi leen fi sama mission yegg na dootuma toog a teg yéen lu bari dama bëgg nag yéen ñi ñépp kenn ku nekk boo delloo sa kër nga yóbbaale lii nga jàpp ko nag ni ngay jàppe sa alal ji nga gën a fonk ci la la yàlla jox addu alayha bin nawazin ngeen ŋànk ko bu baax a baax ak seen i dégéej jàpp ko ak seen doole loolu la olof di wax jàpp ko ak sa fukki loxo ci la leen fisale nag imaamatu imaamu ali alayhi salaam jàngaat fa aaye boobu alyawma akmaltu alaykum ni'mati mun leen ma'ashira naasi ba mu waxee manaqibu imaam ali ba yeggal mun leen haada aliyun axi kii dee ali ibn abi talib xam ngeen ko axi sama mbokk la ñoo bokk deret wa wasi yi moom laay dénk mbir yi sama ginnaaw c'est mon régent wa waa'i ilmi li nekk ci xam-xam ci man lépp mi ngi ci dënnam bi waa'i ilmi moom rek moo comprendre xam-xam bi may jàngale wa xalifati fi ummati moom mooy sama xalifa ci sama xeet ba keroog àddinay tukki ala man amana bi kooku ki ma xam ni nga xam ne gëm-gëma jàppal lii ci man wala tafsiri kitaabillahi azza wa jal moom rek moo leen di mënal firil téere yàlla bi sama ginnaaw wa daa'i ilayhi moom rek moo leen mën a wommat ci téere yàlla bi wala aamilu bi ma yarda moom rek moom mooy jëf à 100% li yàlla bëgg wal muhaarif li aada yi moom rek moom moo mën a xeex ba pare duma faagaagal noonu yàlla yi wal muwaali ala taat yi mooy ki nga xam ni ku ànd ak moom ànd nga ak yàlla topp nga yàlla wan naahi an maasiyati moom kese moo mën a tere mooy yàlla sama ginnaaw innahu moom aliyun mii xalifatu rasulillahi moom mooy xalifab yonent yàlla bi ci yéen wa amirul muminin moom mooy le commandeur de tous les croyants moom dong la nag keneen ku ko woote ginnaawam ci ku dul moom na ngeen xam ne kooka waxul dëgg yàq zébu la yonent bi wax day fen wal imaamul haadi mooy njiit li nga xam ne ku ko topp da lay jubal faw ci li yàlla bëgg wa qaatilu naakisiina wal qaasisiina ci yéen ñii nag am na ñoo xam dañuy fetti ko la rek Ali mi moo leen di xeex ëllëg wal qaasitiina ñi nga xam dañuy sori dëgg lool génn ci diine ci yéen ñii lañ bokk Ali moo leen di xeex ëllëg wal maariqiina te loolee muy def nag bi amrillaahi ci ndigalal yàlla ko def gudd na mun ñoo wax lépp danañ ko benn insha allah ci rajo bi pour ñu ko soxla yépp danañ ko am foofu insha allah chapitre 5 a taakid ala masalati l imama sur la question de l'imama yonent bi dellu si wàcc def ca tarkiz insister bu baax a baax ci ni imaama sama ginnaaw bu ñàkkee rek ngeen réer bu ngeen bañee topp imaama comme institution bu ngeen ko toppul rek yéen ñépp da ngeen daanu ci suuf bu ngeen ko toppul diine ji ña ngeen topp danañ ko soppi bu ngeen toppul imaama diine ji ña ngeen topp danañ leen wëlbati ngeen sori ko lool et cetera et cetera et cetera et cetera topp na ko lu bare chapitre 6 fii lay dénoncer maqasidul munafiqin
ci suñu biir am na ay naafeq yonent bi daal di wax fii seen jubluwaay lañ bëgg wax na ko ci discours bi am na ci yéen de ñoo xam ne fi mu nekk nii ñi ngi xalaat su ma paree discours bi naka la ñuy def ba seen pexe yi ñu amoon démb ak barki démb amoon ko ci biir Màkka am ko ba fii mu toll naka la ñuy nañ koy jëmbale fii la leen dénoncé ci parti bi ci biir discours bi ci anam yu baree bari waxtu wey dem moo tax dañuy jaar jàll wax leen nawaayaa yi ñu am intention yu bon yi ñu am essayé woon ko jëmbal ci ay occasion yu bari mu raté ñu doon xaar occasion bi ci Arafat mu raté doon nañ ko xaar ci bi ñu def tawaaf mu raté tey jii yàlla bett leen ba mënatuñ ci dara mais nag danañ ko jéem a jëmbal de moo tax mu ni faites attention na ngeen def ndànk na ngeen waggar bàyyi leen xel ci seen imam bi chapitre 7 mu wane ñan ñooy nekk ñi nga xam ñoom ñooy partisan wu ahlul bayt ak li leen yàlla di xaare ci ndimmal ci àddina ak ci alaxira ak ñan ñooy noonu ahlul bayt ak li leen yàlla di xaare ci toroxtaange fii ci àddina ak ci alaxira chapitre 8 foofu itam gudd na dem na ci lu bari mu wax foofu nag al imaamul mahdi parce que fu ci nekk lim na 12 yépp wax fi itam imaamul mahdi yan taxawaay lay am ëllëg ak ban taxawaay lay am ak ñi nga xam ñooy nekk ay ansaaram ay partisans yi koy jàppale ak itam naka lay dikke nag pour renverser waat situation delloosiwaat ko à la norme indiwaat ko ci yoon wi mu war a jaar foofu la ko waxee ci chapitre boobu chapitre 9 yonent bi jóg daal ni alaa wa inni foofu leen waxe ni léegi nag maa ngi leen di wax ni déglu leen ma bu baax inni maa ngi leen di wax ni inda inqidaai xutbati su ma paree sama xutba bii ak yéen ad'uukum dama leen di woo yéen ñépp kenn par kenn ila musaafaqati aliin kenn ku nekk jox loxo aliyun ala bayatihi ci kaw da nga jaayanteeg moom li lañ tudd attitude de dénonciation ku bañ rek feeñ ku bañ rek feeñ loolu la yonent bi soxla woon dama leen di woo yéen ñépp ngeen ñëw kenn par kenn ku nekk nuyu imaam Alioune ndokkeel ko nangu ni wax ko ni ko nangu nga li ko yàlla def tey gi ngeen jaayante ak moom parce que yéen a waxoon ni ay jullit ngeen ba tax ñu ànd aji yonent bi xam na ni ñoom ñépp dinañ ko def waaye dinañ ko def ci kaw mais xol yi duñ ko nangu mu dénoncé leen pour que histoire garde loolu wal iqraar bihi ngeen saxalal ko loolu suma musaafaqatihi baadi après nag ngeen ànd ak moom sama ginnaaw ci loolu alaa wa inni qad baayatullaaha yëg leen ni man de damaa jaayanteeg yàlla wa aliyun qad baaya'ani aliyun mii jaayanteeg man wa ana aaxidukum bil bay'ati lahu léegi nag man dama leen di jël yéen ñépp yóbbu leen ci ngeen jaayanteeg moom man rasulullahi damaa jaayanteeg yàlla aliyun mii daa jaayanteeg man te dëggu léegi nag yéen dama leen di yëkkati yéen ñépp ngeen jaayanteeg moom pour mu mat inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah yadullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innamaa yankusu daal di jàng aaya bi chapitre 10 mu wax leen alxalaal wal xaraam li dagan ak li araam ak li daganul waru gar yi ak li nga xam ne yàlla daf koo tere kenn ku nekk say droit mu waxaat leen ko ma'ashara naas xijjul bayta bi kamaali diin wa tafaqaw wala tansaw ba mu jeex bu mujj bi albayatu bi suratin rasmiyatin mu daal di leen di woo nag wàcc ñoom ñépp ñu ñëw mu woo leen kenn par kenn ñu ñëw jaayanteeg moom am na ñoo xam daf leen a woo ci seen tur diw ñëwal ñoo jëkk a jaayante si diw am na ñoo xam moo leen woowal boppam loolu itam attitude de dénonciation la les têtes de file du complot du grand complot ñoom la woo Youssouf Fall mu daw ñëw moo jëkk a ñëw Youssouf Fall bi mu dikkee lu mu ko wax ni ko baxin est-ce que doomu abu taalib ji yab na abi taalib néewu ko yaa Alioune de def ni ko est-ce que doomu abu taalib ji laqad aatharaka allahu alayna de tey jii de yàlla tànn na la nga gën ñu ñun ñépp nag asbaxta tey jii mujj nga doon nga tey ni bis tey waliyan li kulli mu'minin wa mu'minat néew ko wali yii de tey jii nekk nga kilifa képp ku gëm gu wér di góor wala ku jigéen néew ko sama kilifa de yooyu la ñu tudde ay nuance maa ngi wax ci kanam professeur Ndiaye ay nuance
dans des propos dafa nuancé ay propos am engagé wul de yonent bi pare xam na li mu wax yépp daal di woo Daouda Fall mu ñëw Daouda Fall ñëw wax la même chose ñu woo Samba Kare ñoom ñëpp ñu ñëw les têtes de file du complot bañ defoon Tabuk ñooñ la woo ñoom njëkk ab jaayante après mu toog yonent bi doog a dal nag bàyyi nag saxaaba yi nga xam ne nag dañoo dëggu nag ñu ñëw jaayante ak moom nee nañ yonent bi toog na fa ak ñoom ñetti fan pour que ñoom ñëpp kenn ku nekk bëgg a jox Ali loxo am ñoo xam ni ko joxee dañoo fóon loxo Ali ibn Abi Talib jël ko fóon ko ñooñu seen xol nangu na jël ko fóon ko yonent bi di leen xool ñoom ñëpp ba lépp jeex loolu mooy axadal baa parce que ñoo ni gëm nañ ànd ak yonent bi di dund ba na gën a si ci privilège islam tey jii kon ñoom ñëpp kenn du am lay devant l'histoire bu ëllëgee boo dajeeg waa Màkka boo xamul la yow yaa waxoon wax jooju Alioune de donte da nga laajee après yow jaayante woon nga ak Alioune de ndaxte arab dañoo fonkoon bay'a dañu di xeet wu fier bu ñu xesee ni waaw dootuñu am sañ-sañu ni déedéet ndax da leen di topp loolu moo taxoon bi fi yonent bi jógee gaa yi weddi bëggoon kut ko kut Alioune ni leen waaw ci kanamu ñëpp loolu lañ bëggoon décrocher waaye jamais ils l'ont obtenu mbokk yi awma sañ-sañu topp ko benn par benn bu ñu ko defoon dana yàgg lool day gudd ndax discours dafa gudd dafa riche tamit waaye incha allah nañ joxante rendez-vous ci rajo bi dinañ ko jël benn par benn donte dañ koy def ñetti émission ba ñeent joxe ko parce que promettre nañ ko ci émission yi nga xam ne jàllale nañ ko fi incha allah loolu mooy discours bi day baax ñu wax ko ci ndaxte lu tax ñu ci wax ñi ciy wax ñépp ñu ci gën a bari te loolu dafa dal yonent bi bu ñu nee hadiis rek benn phrase lay doon bala ñaari phrase composée au maximum de 5 mots qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfahu fekk yonent bi daf ko wax ci benn contexte et dans un discours long ñu jël passage boobu lu bëree ci wax yonent bi noonu la am na ci yoo xam ne sax bu ñu ko jëlee dañuy amputer far hadis bi c'est-à-dire que phrase bi l'idée dañ koy far amputer loolu dafa bëri ci yonent bi moo tax ak su discours bi ngay gis ñu koy génne toujours man kuntu mawlaahu fa hada aliyun mawlaahu dafa rot ci biir discours bi parce que mooy axe bi lu tax da nga war a jaayante ak Alioune mu wan leen kilifteef parce que am ñu dikk naan non affaire xaritoo lay wax waaye boo déggee waxin wi yonent bi moo ni allahu wali yi yàlla mooy sama kilifa est-ce que yonent dina taxaw naan yàlla sama xarit la du xaritoo parce que bu doon xaritoo du ni li ma yàlla sant su ma ko deful dina ma duma yoo xam ne kenn du ma wallu xarit dina duma ab xaritam xarit du am sañ-sañu duma ci xaritam kilifteef la ana waliyu kulli mu'minin wa mu'minatin bépp jullit bu góor wala bu jigéen maay sa maître maay sa kilifa ñu ni xarit la bañ leen ko buutal ko xarit alors que yonent yi duñu am xarit ay taalibe la ñuy am yonent yi ay taalibe la ñuy am su ma fi toogoon fii di wër di wax naan Cheikh Maulana Cheikh Mouhamad Ali Khari c'est mon ami dañ may jéppi dañuy xam ne aw ma yar aw ma teggin parce que li ma liyee ak moom ak taalibe la waroon akuk sëriñ yonent bi amul kenn ci saxaaba yi ku nekk xaritam taalibe lañ ak taalibe la am loolu lu ñu famante la ginnaaw bi ngir masquer nëbb ay toor ay toox ay jumte yu bari yu ñu def ginnaaw yonent bi rek moo ko indi loolu koo xam ne kii sa kilifa la Alioune sa kilifa la am na ñu dikk non dafa bëgg a wax ne rek képp koo xam ne kii bëgg nga ma Alioune sa xarit la war a doon gars yi la ñu ngi ciy wax ju bari di ci conférence divan dañuy nax rek mais ku jàng discours bi xam ne un discours aussi long yonent du ko articuler autour de lan amitié dafa bëgg ñu xarit ak moom dañ koy topp de ndax yàlla daf ni ku ko toppul ma dugal la safar ku ko toppul toppoo ma kilifa la tere ñu bàyyi mu digle ñu def loolu la ci yonent bi doon indi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu daal leen ni fal ahdu wal misaaqu lahum maxudun minna fal ahdu kóllëre wal misaaqu pacte d'allégeance yéen ñépp tey dama koy jël ci yéen pour ñii mooy Alioune ak ay doomam mu lima Xasan Xuseyn Zeynul Abidin Mouhamadul Baqir Jaafar Sadiq Moussa al Kazim Ali Rida Mouhamadul Jawad
Aliyul Haadi Hasanul Askari ba ci al Mahdiyul Muntazar mu yéen ñëpp li ngeen loxo bi ngeen jox Ali ibn Abi Talib yëg leen ni jox ngeen ko ba jox ko imaamul Mahdi. al ahd kóllëre gi al misaaq pacte d'allégeance bi yéen ñëpp da ngeen dama koy jël ci yéen wa anfusana wa alsinatana wa damairana wa aydina engagé leen seen loxo muy action bi engagé leen seen conscience engagé leen seen làmmiñ engagé leen seen i jëf ginnaaw bi loolu mooy allégeance engagé acte mooy jox ko loxo engagé sa làmmiñ ak sa conscience mooy nga wax ko ci wax gu dëggu ni ko mawlaaya baayaatuka engagé leen seen comportement ginnaaw mooy ngeen topp ci ginnaawam lu mu leen sant ngeen def lu mu leen tere ngeen bàyyi jërëjëf jëf yàlla na yàlla defal ñu jàmm bi xaqi wilaayati Ali ibn Abi Talib damay ragal mu gudd loolu laa bëggoon ñu dellusiwaat ñu xam ni yonent bi du ay caaxaan bu ñu nee Xadiru Xum du ay caaxaan yonent bi dafa jël tempsam ci jamono bu métti toog dafa ñetti fan pour jëmmal lii nag bu ñu demee ci historien yépp ba ci ñi nga xam du ñu ay jullit mais gëstu histoire u l'islam l'histoire des religions daf leen yitteel di ngeen gis dinañ dikk ci événement bi. voilà un événement boo xam ni doo gis kenn ci parmi les littéraires kuy dem ba indi baatu wilaya le concept de wilaya qui signifie autorité qui appelle à une allégeance te doo def référence ci Xadiru Xum boo demee chez les juristes bis bu ñu demee ba heurté wu ci problème bu autorité. ci seen i commentaires ak seen i explications ak seen i jurisprudence yi ñuy évoqué ils font référence à Xadiru Xum boo demee chez les philosophes saa bu ñu heurté woo à ce concept de wilaya ils font référence à l'événement de Xadiru Xum boo demee ci les jurisconsultes di fuqaha yi bu ñu demee ba heurté ci concept bi ils font référence à Xadiru Xum boo demee ci bu amul benn fànnu xam-xam boo xam ne da nga fay dem ñu dem ba heurté wu ci situation autorité te duñ def référence ci Xadiru Xum loolu yëpp daf ciy wanewaat Xadiru Xum ni mu mel moo tax Mawlaana ni ñu bisu feet la ndax dañ ciy bég ndax liñ ci yàlla defal ànd ci ak yàlla itam ci lim ñu jox lépp incha allah jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.